coach maa ngi lay ziar Père Mbaye Ndewane. waaw Khadim 4appuis TV ñoo ngi leen noonu de delloo ziar bu baax di la ñaanal aaju ju faju di ma leen seer ak baatin di ñaanal 4appuis TV mu jëm ca kanam ak kanam waaw nekk ca première yi. amiin macha allah yow tamit di la ñaanal yàlla gën a dëgëral taxawaay bi. yokku wér bi. yokku fan yi bu baax a baax a baax. Père tey dama ñëw pour ñu waxtaan ci combat bi doxal si diggante Tapha Tine ak Boy Niang dimanche passé la woon arène nationale. ñeen bëri ko si jàmm yàlla may Tapha Tine ndam. ñu koy félicité te encouragé Boy Niang. mais dañu commencé ci début combat bi waajtaay bi. bi ñu ne suba la combat bi. waaw ci guddi gi. ci lan ngeen nekkoon. waaw alhamdulilah gannaaw bu nu sante yàlla ak yonent bi sant Serigne Touba sant Cheikh Ibra ñaanal sëñ Mountakha mu yàgg fi loolu te wér di ñaanal Cheikh Ahmad Mbacké moom Alaaji Mor Fatim Mbacké moom gaawaan mu yàgg fi loolu te wér Xaadim waajtaay bi wax dëgg yàlla yombul woon neexudu métti na te combat bi boo ko gisee bañ ko commencé ba léegi parce que mën na ñaari at wax dëgg yàlla jànkuwante na nag ay coono yu méttee ñàkk nelaw gi boole entraînement yi guddee tëdd gi day metti soo xëyee dem sa service boo wàccee 17h yaa ngi dem entraîneur bu 22h. xam nga ne loolu vraiment metti na mais nag géré nañu ko ndax ci li nga xam ne nii mooy wàllu làmb bi nu nekkee ay tout tànk di sàmm dañu cee nekkoon tey gisoon nañu fi nag loo xëy ne lu gën a yomb bere la nu wëcc koo fa ñëw ci bere kon itam waaw coono bi lu mu méttee rek danañu ko mën a muñ quoi waaw. macha allah léegi ci combat bi ñu ne suba la combat bi. ci guddi gi. ci la ngeen nekkoon. waaw wax dëgg yàlla bi ñu ne suba la combat bi wax dëgg yàlla fanaanu Dakar. boo ko seetloo ñetti fan bi combat bi ñetti fan fanaan woon nekkoon woon Dakar ndax it comme làmb ji dafa bari woon ay tektal bari ay sarax doo mën a toog Dakar yéen sarax yi ni nga ko bëggee nga defee ko nii du dëgg parce que dafa ci am yoo xam ne nii soo ko bëggee def il faut da nga sori nit ñi yàlla xam na ne fi nu nekkoon sax metti woon na ci nun lool. gis nga pour sa sarax bi nga gis koo ko jox sax yàlla xam ne di nga génn dox lu mot kilomètre pour gis koo xam ne kooku nga war a jox sarax bi kon xam nga loolu métti woon na te it dafa am foo xëy ne nii fi la ñu nu feetale woon du dëgg koo wax mu ne Boy Niang dela leen nax daan la parce que loolu lay def Boy Niang day ñëw ci sa tànk yi te it man gëmën naa ne Boy Niang saa bu ñëwee ci tànki waa ji dina fekk loo xëy ne bu gënee dootul delsi waaw te noonu la amee defe naa benn yoon la ñëw laal tànk waa ji mais defe naa delsi waatul parce que la mu fa fekk xalaatu ne dina fa fekk loolu léegi waaw ñu dina ñëw ci combat bi. kon fan ngeen gémboo. waaw wax dëgg yàlla moom gémboo nu région de Dakar. ndax wax dëgg yàlla làmb ji combat bi mu desee daanaka suñu dernière semaine dañoo demoon suñu dëkk toog ko dañoo demoon Réfane toog fa Réfane am nañu fa parce que ñetti fan bi nu xëyee nag Réfane ci suru combat bi bu ñu jógee su Réfane noonu nag la ñu ñëw nga xam ne nii noo ngi woon ci côté Tëngéej bi xam nga nun Tëngéej parce que min nañu fa noo ngi woon côté boobu côté Tëngéej waaye itam wax dëgg yàlla fi nu nekkoon ci Tëngéej mbitti woon na loolu jafe woon na loolu parce que li ma la wax nii mooy yàlla xam na ne sur combat bi nii pour nga gis koo xam ne nii da nga koy jox sa sarax yàlla xam na ne da ngay génn lu mot 1 kilomètre dem wéri ko jëli ko ca taliba waaw pour joxe sarax bi ngeen woo leen Dakar. non géema woon Dakar waaw léegi ngeen jógee ba pare ñëw stade arène nationale. bi nga ñëwee dugub bi nag dugub bi est-ce que métti woon na. gis nga bi ñu jógee fi nu ngemboo dal di ñëw dagg tali bi amuñu kenn ku ñu escorté amuñu escorté bi parce que gars yi woo nañu nu naanu fan ngeen nekk pour ñu jox leen sécurité ma ne leen comme sécurité ngeen boobu léegi xaar leen ma ci Elton ba ñu foofu nañ toog xaajoo sécurité bi
ñu xaar même journal sax ñu ngi doon oo di ma laaj man leen vraiment fii dafa sori te it bu ngeen ñëw fii peut-être da ngeen di juyaloo ak ñun parce que boo toogee ba ay 1 heure nga leen laaj fu ngeen nekk te it ñu war a takk ngeen li 2 heures ñëw dañuy juyaloo man leen loolu day métti waaw. léegi nag bi ñuy déparé bi ñu génnee danoo jaare yoonu Kër Massar wa danoo gën jaari Kër Massar dal di ñëw jaar côté Guédiawaye bi dal di jaar côté Pikine bi dal di ñëw wàcc ci stade bi. daañu wàcc ci stade bi. mais am na benn question bu ma fàtte par exemple dañoo gis mbër. bu ñu nee suba la combat am. waaw ci guddi gi. am na ñoo xam ne dañuy soxla concentration. am na ñoo xam ne dañuy soxla génn waxtaan. waaw moom Tapha ban genre la ci moom bu ñu nee suba la combat am ci guddi gi ba lan lay gën a soxla. waaw Moustapha nag foofu mu ne nii. yàlla xam na ne moom bu amee combat bi bu ñu nee suba la combat bi du ko tee dox ay soxlaam du ko tee lekk du ko tee naan day toog waxtaan ak ñun di kaf ak rek ñun waaw bu tëdd souvent sax ñun ñooy bokk fu ñu fanaan day tedd ci suñu biir pour ñu waxtaan comme xam nga ñun ñëpp dañoo miinante ñoom ay soose maane ñoom njaaytin ñun ñoo ñëpp nooy bokk fu ñu nekk di xaxaloo di reetaan parce que itam noonu li nga xam ne ni loolu moo koy indi mooy gën a dalal xelam mooy loolu parce que ñun bu ñu xasee gis rek mu nekk nu waxtaan ak moom rek xelam day dal mais su nekkee fooxee nun gisuñu ko waxut ak ñun rek ñun dañuy jàpp ne loolu mën na ko am lu leen loo xam ne lu mu ko ci jural la waaw. incha allah loolu mooy tax. kon nag dañuy nekk ak moom. da ngeen nekk ak moom. waaw léegi ngeen ñëw ci stade bi. ngeen dugg. stade bi ñu ñëwee xam nga dañoo génn ci côté Pikine bi ci rond-point boobu ci Pikine bi ñu ñëwee ba ci rond-point bi nag foofu la ñu taxawal oto yi ñu dal di woote ménagère dem ñu commandant Thioune itam wax dëgg nit ku baax la ku jàppale la mu dal di wax gars yi indi ñu ñaari oto gars yi escorté ñu bu ñëwee sax dañu bëggoon ñu jaar sax man leen non nañ jaar ñu dugg sens intérieur bi parce que boo gënee Pikine nii pour nga dugg ci stade bi boo jaar sens intérieur bi doo mën a dugg ci stade bi ñun nag foofu la ñu ñaan gars yi vraiment force de l'ordre bi macha allah jàppale nañu ko wax dëgg parce que wax dëgg yàlla accompagné nañu nu mu waree ba ñëw wax dëgg yàlla ci buntu stade bi ba ñu jaar sanitaire ba ñëw dugg ci làmb ji te wax dëgg yàlla amuñu fa benn problème. amul na benn problème. waaw ngeen dugg indi seen ay cumukaay teg. teg seen ay cumukaay dugg ci làmb ji. waaw bi nu duggee nag xawoon nañu bi nu ñëwee foofu nag xawoon nañu am tuuti jafe-jafe pour dugg ci stade bi. bi nu duggee ba ci stade bi nu duggee ba ci biir porte ba nu war a jaaree foofu xawoon nañ fa am sax tuuti jafe-jafe parce que bi Moustapha agsee nu agsi mbooloo mi dafa mujjoon bare ba nga xam ne nii te bu ñu baree peut-être yow doowul mën a ràññee ñëpp ñi nga xam ne nii ci écrit bi la ñu bokk wala ñi nga xam ne ci staff bi la ñu bokk mais wax dëgg yàlla bi ko defee itam Dieye production wax dëgg yàlla ku ci jàpp la ci bi nuy dugg ci stade bi Abdoulaye Ndiaye it wax dëgg yàlla ñu jàppale na ñu dimbali nu pour ñu mën a dugg ak Daouda Diagne parce que bu dul loolu ñoom dinañu xàmmee ñeneen ñi nga xam ne nii bokkuñu ci mais ñun dinañu xàmmee ñi nga xam ne ñoom ñooy bokk suñu écrit bu ñuy accès foofu nag wax dëgg yàlla dimbali nañu force de l'ordre bi ñu jàppale nu wàcce suñu bagage ndànk dugal ko mais bi ñu ñëwee suñu dugal ak suñu bagage comme dañu fekk benn petit combat foofu ci biir ci biir dañuy teg bagage yi foofu boobu petit combat boobu jeex ñu dugal daal ñëpp ñi nga xam ne ñoo war a dugg wax dëgg yàlla macha allah bi ñu duggee itam après ñu xaar ba combat bu jàll rek Moustapha nag dal di dugg si te Moustapha ni mu dugg see sax bii parce que dafa bett ñu bëri parce que dañu yaakaaroon na xëy na day yéeg jaare ci kaw mais jaarul ci kaw ci suuf la jaar bi mu jaaree ci suuf nag bi mu duggee rek dafa siif rek parce que sonage yu bëri sax da leen a bett quoi parce que xamuñu woon ci Moustapha muy duggee noonu ci làmb te dama ñëw rek daal di siif sonage rek daal di waaxu uti biir géew bi waaw. am na solo léegi ngeen ñëw tous ba pare. ngeen dugg ci biir géew bi. waaw war a bëri ak Boy Niang. stratégie boobu Tapha Tine bëree. est-ce que loo ko yàgg préparé la. waaw parce que combat bi Boy Niang yàlla xam na ne Moustapha toogul ci cassette sax di seetaan combat Boy Niang nii parce que ñun Boy Niang dañu ko xool mu xool ko xoolaat ko xam lu muy bëre parce que itam noonu waxante dëgg Boy Niang bëriwul lu muy tëb rek attaqué mber song ko Boy Niang chaque fois day daw nga attaqué ko mu daw nga topp ko mu juyeloo ko yow waaw kon maanaam li ñuy wax ne comme moom bu képp timis la soo ko daqee it bul tët parce que day ñëw loolu moo tax nag wax dëgg la
ñu entraîné ko Moustapha parce que Boy Niang pied droit lay jiital Moustapha jiital na pied gauche te lu mu boo gisoo bi ñu leewaatoo balancement de bras bi tuuti rek Moustapha dox wuti ko mu reculer parce que ñun bàyyi woon nañu xel sax ne du reculer noonu day dem latéral gauche mais nag bu demee latéral droit bi ñun dañuy wax Moustapha ne ko ubbu ko waaw maanaam bu tegee tànkam da ngay teg sa tànk ne ubbu ko bu ko defee bu roccee tànkam nga rocce sa tànk nga topp ko moom nag comme defut loolu dafa ñëw pour xeex dal di jàmm ko dal di reculer ñu ne ko kon mag Moustapha mu ne ma ne ko su arbitre soufflé bàyyi ko tuuti minute 2 minutes yow yàgg ngaa bëre su ngeen balancement de bras tuuti rek di nga xam lu mu indi yàlla dimbali nag bi arbitre soufflé dañoo balancement de bras tuuti rek mu commencé cookaay rek dal di daw Moustapha kon xam ne kii lii la indi Moustapha dal di dox ci kawam Moustapha bi mu doy kawam yi te li nu ko wax noonu la def xeexal ak gauche bul xeex ak moom droite Moustapha it gauche la xeex ak moom te it yàlla dimbali nañu Moustapha li nu ko wax ci combat bi ba arbitre soufflé ba combat bi fin loolu la def waaw balancement de bras xeex ak moom gauche rek topp ci kawam parce que boo ko seetloo moom mooy arrière bu gën saako yi waaw. yaa nekkoon entraîneur yaa tegoon ci siège bi. waaw est-ce que moment boobu nga tegoon ci siège bi am na loo bëggoon a communiquer ak moom mais mënoo wax ak moom. non parce que bëggoon naa di wax ak moom saa bu waa ji demee ba ca jéggi saako yooyu Moussa bu tourné di ñëw man dina ma xool su ma xoolee su ma yëkkatee sama loxo rek moom dina xam man lan laa bëggoon a wax parce que loolu dañu koy travailler avant ñuy ñëw ci làmb ji waaw saa boo ko gisee rek bu wàññi ko rek ma jóg taxaw saa yu xoolee gis ma jóg taxaw rek dina ma xool ma def benn geste te geste bu ma def rek dina xam moom man lan laa jublu ci li ma def nii waaw. ci geste yooyu lan nga jot a wax ak moom lu waroon rectifier ci kii bi ci bëre bi. waaw parce que loolu maanaam Moustapha dem na boo ko xam ne nii mu ngi demoon na booy bàyyi li ñu ko waxoon parce que demoon na boo siggi taxaw tam commencé lewantoog moom parce que jàpp na ne waa ji dootul dikk te it loolu moom waa ji benn yoon bi mu dikkee sa waay teeku gën ko dafa jàppoon ne waa ji dootul dikk mais it dafa wóorul moo tax su bu mu sigee ma jóg taxaw mu xool ma ne ko nii parce que day ñëw nii man ne laa ko wax ma ne ko day ñëw loolu nag moo tax ma jóg taxaw ne ko nii parce que bu ma wàccee sama loxo rek xam na ne day ñëw su ma defee nii Moussa xam na ne waa ji daa war a wàcc parce que waa ji day yéeg ba ma ko nee nii moom xam na ne dama ko ne defal ndànk topp ci moom waaw loolu la fa demee woon. macha allah. léegi ci loolu ñu gis ñu jàppante ñoom ñaar. waaw bi jàppante Boy Niang tenté na fay action. action yooyu pour lan moo ci génne Tapha. Boy Niang action yooyu loolu du action de loolu xam nga lu mu doon wut pour bëgg a tàggoo ak waa ji waaye yow képp ku xool làmb ji xam nga ne Boy Niang action yi dafa mënut a daan kenn action yi mu monté maanaam dafa bëggoon a jaay Moustapha public bi nit ñi yuuxu mais nit ñi dem dof fu ñu jëriñ jàpp ñu parce que dañoo fay seen xaalis pour ñëw toog am na connerie boo ko defee ci bërëb bi ñoom dinañu xam ne lii ay connerie la bokk ci parce que yooyu action du action yooyu action mënul daan Moustapha. est-ce que nekkul dafa diis moo tax action yi réussir mais ñu gis ne action yi tenté parce que enchaîné na lu mat 3 actions. loolu bërëm la moom day làmb rek bu texee mu def beneen mu la mais kon xam nga ne dafa làmb rek ñetti action la def te action yi benn ci jàllul boo gisee bi mu ko fiilee Moustapha bi mu demee daal di delsi loolu li ko waral mooy leen parce que combat am ak Yékini Senior daf ko dóor droite Yékini Senior daw mu rappel loxo bi laal suuf ñu ne kon combat am ak Boy Niang te dañu jàpp ne Boy Niang mooy gën a gaaw Yékini Senior looloo waral ñu wàññi poids bi boo nga xam ne moom bu déséquilibré dina mën a téye boppam parce que boo wàññiwuloon poids bi ba mu yem nii bu déséquilibré du mën a delloo si boppam day dem directement gis nga ko bi ko waaj a faqatee fii la ko gis nga ko bi mu demee dafa dem mais dafa def rotation del gis nga ko bi ko waaj caxabalee mu gën bi mu ko njiinee gis nga rotation bi mu defaat ba Moussa daf ko def benn rotation ba delloo siwaat ko ci digg géew bi Moussa fete saako ya te boo ñëwee moom fete woon ak saako ya loolu boo gisee mu mën loolu dañu wàññi poids bi mu yoroon noonu waaw. léegi ñu gis benn moment Boy Niang dem na ba am 4 avertissement. waaw instant bu mu am 4 avertissement ba arbitre sifflé waat. waaw
kon donc benn avertissement moo des. waaw instant boobu lan nga xalaatoon moom la Boy Niang Tapha Tine war a jeexalee combat bi. non boobu noonu moom combat bi Tapha Tine ni mu ko toppee rek la ko mën a jeexalee parce que Boy Niang li mu def loolu gis nga lan demee journal yëpp a ci waroon a bind ñii wax dañ ci waroon a wax ñii bind ci parce que premier round nga am ci 5 avertissement ci 12 minutes ou bien 13 minutes loolu lan moo tax nit ñi waxuñ ci loolu du dëgg du yoon nit ñi dañoo fay seen xaalis pour ñëw seetaan kon lan moo waral arbitre sifflé mu daw di gën saako ba juróomi yoon ñu jox ko seen arbitre mu yàq te nit ñi dañoo fayoon seen xaalis pour seetaan nit ñi ñëwuñu woon ci stade bi pour xool kuy arrière ba gën saako yi nun ñëwuñu fi woon pour xool dàq ko mu daw ba gën saako yi ñu jox la victoire ñun bu ñu sañoon day taxaw ñu bëre loolu la ñu bëggoon. taxaw mu bëre. waaw mais itam su fekkee da ngay jël combat te boo jëlee combat bi yow doo bëre da ngay daw nga ci jëlee jarul ngay jël combat bi. da nga jàpp ne dafa gis ne dafa daw. non dafa daw noonu waxante dëgg li mu def lan la. déglu naa ñuy reporté Malick Thiandoum wax na ko sax Malick Thiandoum wax na ne def daw na bu gën saako yi mais xam nga ne Malick Thiandoum wax na dëgg Malick Thiandoum faralul ma te it jàpp naa ne faralul kee dafa wax li nga xam ne mooy dëggam li mu gis li am du dëgg Boy Niang boo ko gisee nga xam ne dinaa la wax leen tey ñett yii du doole du ak mën a bëre du aw fit moo tax mu jël combat bi. moo tax loolu taxu koo jël combat bi. kon lan la jëlee combat bi pour yow. boo gisee li mu def xam nga ne indiwut doole. indiwut aw fit. du ak mën a bëre. kon jarul muy jël combat bi léegi. waaw. ci loolu. ñu gis bi combat bi jeexee. waaw moom nee na dafa am gaañ-gaañ si loxo bi baaraam bi dafa damm. est-ce que nekkul loolu moo yokkoon na li gën a gaawal avertissement yi. ma ne ne leen dañoo am défaite bu ñu saltel victoire u jàmbur dégg nga ko bu ñu saltel victoire u jàmbur dégg nga ko bi ñu toogee fii di daan lu ñu doon wax bi ñu daanee seen combat yi lu ñu wax dañu ngi doon bàkku naa diw moo ñu jox ay kele lu tax dama ñu ñooñu jox leen ay kele ñu taxaw bëre mbër boo koy jël da nga koy ñemee Boy Niang ñaati yoon la voyagé tukki wut ñaari yoon. préparé combat bi. lu mu indi lan la indi. nee na dafa wàññi poids. lu muy wàññee poids yow nga jël Lac de Guiers mënoo ci dara jël Tapha Tine di wàññi poids te Lac de Guiers mënut a gën a diis Tapha Tine bu diis dem Tapha Tine moo gën a diis Lac de Guiers parce que bu dee taay Tapha Tine moo sut Lac de Guiers bu dee gabari la moo ko kon yow nan ngay jëlee Lac de Guiers yokk sa poids amoo ca ndam nga jël Tapha Tine di wàññi sa poids. wala dafa xamoon ne bu yokkee poids am na lu ko ciy fekk gis nga maanaam dafa am ñoo xam ne nii yàlla daf leen a am nu mu leen di bindee mais soo bëggee ñooñu na leen yàlla bindee nga toll na te yàlla bindee wala na day metti ci yow waaw parce que même Boy Niang catégorie bi ñu ko dugal nii du catégorie am na wàcc ci lu ma koy digal mu wàcc bëre ak ay moromam. parce que moo ngi ñii magante wuñu nit ak xam nga nit ak ki topp ci moom 200 la xam nga loolu du magante te boo waxoon day bàkku naa moom xale bu ndaw la xale bu ndaw dañuy liggéey xanaa liggéeyut woon fu mu nekkoon xanaa liggéeyut woon parce que moom nee na si 3e avertissement bi am na bu benn moment mu door Tapha Tine. waaw ci la gaañoon ci loxo bi. non man d'accorduma ak moom d'accorduma. est-ce que Tapha si ñaan la lu mel noonu wax na ne am na sentir na ku bu ko dal ba war a. non war a gaañ. waaw parce que gis nga dernier corps à corps bi ñu def fa saaku ya. door na ko ci bopp. boobu am na coup boo xam ne ci bopp la dal Tapha Tine da ngay xam ne yow Boy Niang bu taxawee bu corps à corps ak waa ji Boy Niang li mu sànni lépp ci épaule yi waa ji lay dal. li muy sànni mënu ko dal ci kanam danañ waxante dëgg parce que loolu calcul nañu ko ne moom saa boo talalee loxo bu talalee loxom talalee loxom normalement ci épaule yi lay du ak sax ci épaule yi ci lay dal. Boy Niang lu mu sànni foofu lay dal waaw benn coup la ko jàllale boo xam ne moo dal ci bopp bi mooy ci dernier bi mu rawoon te boobu bi ñu loree ko dafa daw làqu ci arbitre bi ko sa waay correct bi mu ko génnee bi mu ko ñamaat ko du mu ko xaaso ba ko daa daw làqu ci arbitre bi benn coup boobu foofu la waaye 3e avertissement bi ci la loxo bi dameeg yooyu mais gis nga nit booy am da ngay gore booy ñàkk da ngay gore
nit boo amee ci victoire da nga ko naa félicitation am nga victoire man bii demb bi ma jógee foofu si guddi gi ci laa woo Cheikh Ndiaye entraîneur am parce que ñun ñoo bokk association des entraîneurs de lutte ma félicité ko encouragé ko xamal ko ne ko sport moo tëddee noonu du dëgg lu rafet la parce que d'accord naa Boy Niang sama jarbaat la sama doom la comme ni Tapha Tine doone sama jarbaat amoon nañu nag yéenay bérek moom daan ko waaye wallahi lal asim amuñu woon yi béré yi ak moom gaañ ko daan ko wallahi lal asim amuñu woon yéeneen pour gaañ ko mun ñun dañoo bëggoon a bérek moom daan ko rek bañ koo gaañ mais nag su yàlla dogalee combat bi demee nii moom mu arrière di arrière ba arrière juróomi yoon genn saakoy wallahi lal asim warul woon a amul saxu lay warul woon a wax dara déedéet parce que li mu def loolu moo bokkul ci lam jël sa adversaire ñaata at 2 ans nga waaj mu waaj nga ñëw mu taxaw mu xob la nga daw di arrière bu gën saako bu muy juróomi yoon ci premier round loolu na ci nit ñi wax loolu moo jara wax moo jara bind na ci nit ñi wax déedéet d'accord loolu du bëri non loolu du bëri loolu du yoon sax ci lam mu def ko léegi ngeen pare ci Boy Niang ba yàlla defal leen victoire li ñëpp di laaj mooy Tapha Tine fan la jëmee instant bi Tapha Tine fi mu jëm Sénégal yëpp xam nañ ko Tapha Tine ni ko Xaadim Sam di waxee sama mag jooju ku bokk ci gett gi naan ci meew mi Tapha Tine daa bokk ci gett gi te it nañ ñëpp xam ne yëg wu mag la yeew Tapha Tine fii mu toll nii kuy la de te kuy bu motee day balaag nañ ñëpp xam ne fa ma jëm na ko nit ñi wax xam nañu ko xam nga ne man soxlawuma Samba soxlawuma Demba man ñaar ñi ma soxla man laa wax de ñi ba roi des arènes bi ku daan soxla naa la man ñooñu laa soxla de keneen ku ñu fiy wongal di ko woy la soxlawuma ko nit ñi nag tam nañu boo amee victoire ñuy bëgg lu la fakkasal naa na jël ma Samba ak na jël ma Demba jëluma Samba jëluma Demba xaaruma kenn man ñun ñay bëri roi des arènes ba loolu laa ñoom laay xaar ñoom laa soxla waaw. Ama Baldé Modou Lô ñooñu laa soxla bëgguma keneen ñi nit ñi commencé na nag kenn ku ne weng-wengal naa na jël ma Samba wala ma soxlawuma Patek Demba man roi des arènes ba ña ko yor laa soxla. roi des arènes ngeen soxla. waaw ñaar ñu wax diggante man la dëgg de. ma ne soxlawuma ko. gisoon ne yeneen la combat la. non boobu combat ñëwagul si kanam la. Lac de Guiers su bëggoon a bëre kon ba tey bëre naag Tapha Tine lu mu waxoon bañ ko ne yàgg Tapha Tine mu ne xam na ne na ma ko naxee mënatu ko naa naxe kon xam nga ne kooku ebut xelam kii xeex ak yow nag jaaxaan ebut xelam ci daw yàlla xam na loolu. Lac de Guiers bàyyi ko foofu nan ko estan bàyyi ba ci kanam rek su ma jëlee roi bi xanaa dina nangoo bëre ak man. dina nangoo bëre ak yéen. waaw waaw. kon daal fi mu toll Tapha bu bees lañ gis. bu teq ndax dafa ànd ak ay bokkam yëpp. ndax fi mu toll nii Moustapha dafa dem bo reefan la juddoo yaroo fa la màggee fa la defe gar fa la defe takk ngumba fa la defe weer beere fa la raase new defe fa lépp ba mag waaye yàlla saa borom daa dogal fi mu ne nii Sénégal yëpp a ko bëgg wallahi lal asim téeméer nit yoo gis 90 yëpp dañuy wax Tapha Tine yàlla na am ndam parce que dañu ko woo yéene parce que dafa mën li ñu mën xam li ñu xam toll ni ñu lool ba pare ñu bëgg koo xañ ci ay caaxaan wala lamb yi dafa am benn lobby boo xam ne ko bokkut ci lobby bi doo bokk ci tanoor yi wala xanaa loolu daf cee am waaw kon nag léegi lan la ñu wutal nit yoon wu neex boog di wutal ki yoon wu naqari Tapha Tine combat yi mu jël yëpp risque la combat danger kese waaw combat yi mu jël yëpp risque la ay combat danger la waaw. am na solo Père bàyyi la nga tàggoo ñu yam na foofu waxtaan bi. waaw Khadim ci 4appuis TV maa ngi nuyu ñëpp maa ngi nuyu waa Réfane nuyu Rew Mao Lambaay Mexey Ngunjaan Nderep Alto Ndangalma Kër Samba Kane macha allah waa Kër Samba Kane maa ngi leen di nuyu leen siyaar bu waxtaan xam ne incha allah dina ñëw foofu
parce que waa Kër Samba Kane dañoo sonn ci Tapha Tine lool sonn nañ ci lool te yàlla mi xamul sa kumpa séeréer ne ñi ci gis Tapha Tine ñu néew la ñoo ngi leen di nuyu di leen bëggee bu baax a baax ñoo ngi nuyu ñëpp Joal Fadiouth Sine Saloum ñoo ngi nuyu ñëpp waa Casamance bàyyiwuñu kenn ndax waa Casamance dañ leen war a jiital parce que ñooñu Casamance doomu séeréer la ak Joola kon ñooy ñoo ngi leen di nuyul bu wër di leen siyaare bu wër di siyaare président Fallou Faye noo ngi koy nuyu di ko siyaare bu baax a baax a baax di nuyu ñoom Socé Mané di nuyu fan si club Tapha Tine ñoo ngi nuyu ñëpp nuyu ñoom Pa Aline ñoom Siga Dione ñoo ngi nuyu ñëpp bàyyi kenn Yeliman Lamine di nuyu sama adjoint Ibra Diagne sama adjoint vraiment maa ngi koy masawu ndax wax dëgg yàlla combat bi ni see ñetti fan papaam ci la wàcc ab liggéey ñoo ngi koy nuyu di ko masawu lool wax dëgg yàlla day xam ne alxames sax lañ ko defal 8e jour bi ñoo ngi koy nuyu di ko siyaar bu baax a baax a baax te xam ne wax dëgg yàlla di nuyu Ablaye Guèye Ablaye Guèye mi nga xam ne nii mooy sama entraîneur nga xam ne moom mu yor wàllu physique bi ak di nuyu Moussa Bodian mi nga xam ne wàllu musculation bi moo ko yor maa ngi ko nuyu di nuyu président Babacar Ndiir maa ngi koy nuyu lu gën a bëree bëri président Babacar Ndiir Medina maa ngi koy nuyu suñu baay la suñu mag la suñu kilifa la moo ñuy toppatoo di ñu wuutal fu ñuy entraîné ci Medina ñoo koy nuyu bu baax di nuyu waale Sangooni Diagne ñoo koy nuyu waale ndey ji réew di nuyu ñëpp di siyaar ñëpp Xaadim bàyyiwuñu kenn daal macha allah waaw di nuyu sama koñ bi ma dëkk nii wax dëgg yàlla Fass laa dëkk te it xetaluñu ma aslem Fass laa dëkk nii wax dëgg yàlla fi ma dëkk xetaluñu ma parce que am naa fi 12 ans ci kër gi maa ngi nuyu ñëpp nag di siyaar ñëpp di ñaanal kat Appi TV yàlla yàlla teg ci loxo yàlla yàlla sàmm leen yàlla yàlla sàmm njaboot gi di nuyu wala nag Jibi Fay sama xarit Touba sama xarit maa ngi koy nuyu di ko siyaar bu wér a wér a wér jërëjëf macha allah père yow tamit di la jaajëfal bu baax a baax wax dëgg heure bu ñu la soxlaa da ngay day ju jafe si ñun di la ñaanal yàlla gën a yokk taxawaay bi gën a yokk wér bi bàyyi la fu ba ci kanam a kanam a kanam di sant ñëpp ñu doon seen kat Appi partout dans le monde waa France waa États-Unis waa Espagne waa Maroc waa Allemagne aussi bàyyiwuñu fenn fu Sénégal nekk di suivre kat Appi rek ci monde bi yëpp nuyu na la bu baax ziar la di la ñaanal jàmm bu baax a baax di sant yàlla bu baax di leen jox rendez-vous bu beneen incha allah beneen invité toujours ci waxtaan lamb jaa ngeen jëf